bi Pa Ablaye Wade def léegi sunu maam ji xam nga pour ci gàttal la gars yi moo wax leen benn affaire rek man pour man kenn gënu bëgg Ablaye Wade Sénégal pa bi bu ma ko xoolee muy wax sama yaram day daw sax sama yaram day daw man na xaw ma ndax man li may yëg doomu Sénégal ak yéen li ngeen di yëg benn la quoi mais billahi wallahi wa tallahi barki yonti yàlla Muhammad man dama am gàcce man tey dama am gàcce dama ruus man pour man ñun bu ñu nekkee ay sénégalais nekk ay doomi Sénégal ak li ñu Ablaye Wade defal yëpp gars yi may leen ma tuuti rek ma am ku ma jël xaar leen. waa sister maa ngi lay jël waa allo Balla. waaw sister maman waaw portable bi dafa toj moo tax gisoo leen visage bi affaire yooyu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi ci panel bi ñoom Rita Ramatoulaye Diop bàyyiwuma kenn. commencé ko ci yow. ça va mais maa ngi doog a dugg comprendre ma sujet bi ci lan nga doon wax noonu discuter. waaw damaa tàmbali rek nga dugg mais mën naa la ko jox nga développé tuuti. maanaam dama duggoon rek di wax xam nga déclaration bi paa bi def. xam nga ñu la si joxe xam nga gis-gis. man personnellement. je suis 100% ci li mu wax. parce que au départ man dama newoon ne bu ma sañoon kenn du dem ci élection yi parce que ñi ñuy ajourné ni ñu leen ajourné du yoon. man moom j'étais partie sur ce lancer là mais comme dañu dem ba ci diggante bi ñoom ñu waxtaan ci seen biir ñu def coalition. xam nga ñun mënuñu lu dul topp ci ginnaaw ñi def coalition. fii ak ñoom nag ñu décidé ne dañuy affronter Farine il a raison. parce que tey jii amuñu fichier électoral. tey jii xamuñu nombre d'électeurs yi. ñii jot ñu seen carte seen carte. kon ñoom ci anam bi ñuy demee élection amul leen lu ci fiable. y a rien de fiable là-dedans te man je suis entièrement d'accord ak moom. bien vrai que maam fi ma féetee muy Sonko. mais li paa bi wax moom amul mënuñu génne dara parce que dëgg rek la. wallaahi maam jërëjëf. donc instant bi opposition bi ñoo mën a toog ñu juboo ci seen biir xam nga ñoom bu ñu juboo ci kàddu rek dinañu daanal mag yi mais bu fekkee ni kii di xëcc jëmale fii kii di xëcc jëmale fële loolu defarul dëkk. ñoom ñoo war a jongante mag yi dañu war a déggu ci ay kàddu ñun moom population bi si ñoom seen ginnaaw la ñuy topp parce que ñoom ñoo ñu war a diriger demain. donc ñoom bu ñu jubóowee ne accepté nañu kenn du dem ñun tamit dañ naan kenn du dem. léegi ñoom bu fekkee dañoo jubóo ne dañuy def coalition dem affronter mag yi y a pas de problème on suit. voilà man moom loolu laa ci amoon lu ma ciy wax. dëgg rek nga wax maam dëgg rek nga wax. mais nag malgré tout comme révolution amagul pour bañ a perte 10 perte les sec nañu def campagne parce que tey jii bu ñu nee dañuy def révolution amul defuñu campagne bu ñuy dem population bi Macky la ñuy gañ mooy la ñuy votel 100% te boobaa kenn du ñëw toog di jooy donc ku ci nekk na daa fanaanal xam nga booy xeex moom da ngay yóbbaale armes yëpp. doo yóbbu bombe rek te garde pistolet non da nga yóbbaale bombe pistolet tout. voilà boo gisee ne moom mën a daanal sa adversaire rek nga tiré boobu. dëgg rek nga wax c'est bien. waaw côté boobu naan laa amoon sama contribution di wax. munuma jeexal nag te du ma wax ci maître El Hadj Diouf. parce que maître El Hadj Diouf lu ko nit wax xeeb ko. parce que yenn yi yëpp askan bi la. nit da ngay gore. maître El Hadj Diouf jaam la c'est un esclave parce que yow naka la Assane Diouf fu mu toll naan mooy sama papa maître El Hadj Diouf mooy sama papa nit ki jël espoir am yëpp teg ko ci yow t'as pas hésité ne fan ngay dem ànd ak Macky ne mosoo génn ci Benno Bokk Yaakaar bi kon tey maître El Hadj Diouf jaam la te il faut savoir que ku nekk jaam comme moom mën a def yu bon yu mel nii ñuy def nii
ah kooku mérité wul sax dundam ngeen baal ma de mais maître El Hadj Diouf di nga lu am na yenn wax yoo xam te ne buñ koy wax dafa ñaaw mais am na ñoo xam te ne c'est vraiment des traîtres on essaie de contrôler le langage mais mënuñu ko mesurer parce que c'est des imbéciles nga baal ma ci terme bi mais ñi leen wax xeeb nañ ko parce que nit koo xamante ne ndeysaan fu mu tollu États-Unis maître El Hadj Diouf l'avocat du peuple jël ko teg ko fi nga xamante ne ah kooku moo mën a ñëw tey naan day dem ci Macky Sall ak injustice bi Assane Diouf subir moom mu toog di ko yuuxu fu nekk Sénégal injustice bi nga xam te ne moom la Khalifa Sall subir mu toog di ko wax fu nekk Sénégal mais kooku kooku il mérite même pas d'être sénégalais hein il est mauvais moo tax nii lañuy lii moo ñuy wan image yenn politiciens yi parce que boo nee politiciens yi yëpp di nga tooñ parce que xëy na si biir politiciens yi am nañu baax ñi ci ne mais yenn politiciens yu mel nit ñi ñoo tax ba ñëpp ne politique dafa salté parce que ay jëf yu bon rek la ñu mën a def ay jëf yu dégueulasse rek la ñu mën a def ñoo fi dàq fen ñoo fi dàq tas yaakaar donc loolu laa amoon di wax effectivement li Stone wax dëgg la c'est un Judas mooy traître bi trahiroon Jésus donc c'est un Judas c'est un vrai Judas donc loolu laa amoon di wax Ibou Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax xam naa lu ñu bëgg a wax daal xeeb ko mais comme dañu étiquetel xale yu yaradeku donc on essaie de contrôler notre langage pour bañ a déraper mais c'est plus fort que nous daal man moom franchement ci imbécile rek daa mën a yem mais sama xol jeex na lu ngeen wax rek am na lu ngeen bàyyi mais noonu la demee daal le combat continue waaw man nag dëgg bëgg naa Karim lool mais Sonko dee na sama xol lool xam nga far xaw naa mit mais voilà ku ci jàll rek ci opposition bi ñu xam ne kookoo jàll ku ci mën a jàll rek voilà ku ci mën a jàll ñun ñëpp ñu ànd jàppale opposition bi kum ci mënti nekk kum ci mënti nekk bu dee Idi bu fekkente ne mais voilà ku ci nekk premier tour sa candidat ngay àndal mais bu ñu demee deuxième tour nee naa jinax sax bu ànd ak Macky Sall ma votel jinax bi donc loolu laa amoon di wax maa ngi wax ci ñeneen ñi ñu dugg parce que xam naa ñu bëri bëgg nañu dugg affaire yooyu encore merci beaucoup. benn problème benn problème si ça kontaan naa si sa participation. waa kay merci. macha allah jaajëf. waaw sama gars yi waaw jaajëf waay maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp kooku sama système maam seen la moom ñëpp xamee nañ ko ci combat yi jàmbaar dëgg la bëgg Sénégal ba dee xam nga bañ gàcce bañ ñàkk jom xam nga bañ lu ñaaw ñeme wax dëgg mooy loolu ci Sénégal am na lu mu leen jaral quoi ci kaw mu jaar ci yoon mais tey gars yi dama duggoon tey xam nga pour waxante dëgg quoi ñu waxante dëgg te bañ a naxante te tey kii tax may wax tey ki waral wax bi du kenn ku dul Pa Abdoulaye Wade sunu maam bi nga xamante ni moo génn fii léegi nga xamante ni Sénégal jaral na ko lu ne ci kër àdduna parce que 94 ans booy c'est pas à la portée de tout le monde bu dëgg rek amee du ñëpp ko mën a am comprendre nga mais nga am ko nga dem ba nga xamante ni da ngay toog sa wax sax day jafe xam nga parce que gis nañ sentir nañ ci voix góor gi màgget na comprendre nga mu am kàddu yoo xamante ni da ko génnee xamal ñu ko ñun xale yi xam nga mu xamal ñu ko ñun ndaw pël ñi nga xamante ni dañoo gëm Sénégal te gëm-gëm rek lañ ci am bëgg Sénégal nekk ci yoon boo xamante ni nice na baax na xam nga tey ay affaire yu bëri yoo xamante ni ñun Ablaye Wade waruñu ko woon wax ñun sénégalais yi man pour man Ablaye Wade waruñu ko woon wax damay tàmbalee nag tey wax ji ci waa Idrissa Seck yi ak waa Sonko yi tey su nekkee ne tey dafa am waa Sonko tey boo xamante ni jàppoon na ma te yàlla tax na préparé parce que xam naa mën na am mu bàyyi ma tey te dëgg bi rek moo tax ma koy wax benn mooy yéen ci cadre bi ngeen di liggéeyalee Sonko rek ku leen topp ci yéen ci seen ay comportement dina bàyyi Sonko parce que ñàkk ngeen xam seen bopp waa Sonko yi ñàkk ngeen xam seen bopp trop parce que li ngeen yaakaar ni Sonko téye na ko téye boobu Sénégal da ngeen di juum chaque jour man nag dama dugg rek pour partager waxtaan bi ak yéen pour ngeen xam tuuti seen bopp sa waay da ngeen xam ni téye woo leen Sénégal fu mu toll ni téye boo xamante ni tey bu ñu newoon élection peut-être dal na ngeen gagné élection yi à 65% wala 60% wala 50% daf leen ndànk da ngeen xool ngeen jéem a am comportement bu civilisé
bu baax ngeen xool nu ngeen jéem a dimbalee Sonko ay affaire am gën a yokk moo gën ngeen ko koy jéem a wàññil ci seen ay wax yu arrogance seen ay arrogance yu metti xam nga ay wax yu arrogance yoo xamante ni yóbbuwul fenn Sonko su ko wàññilul du ko yokk te yàgg naa leen di leen ko wax du léegi te bu ngeen yaakaaree ni seen diggante bii ñu xam ci Sonko ngeen yaakaar ni gagné na élection yi da ngeen di nax seen bopp daf leen ndànk te ngeen tey waa Sonko yi laay waxal daf leen ndànk te ngeen tey seen comportement bii ngeen yor yaakaar ni lii mooy gagné Macky Sall da ngeen juum gañewul Macky Sall yéen tamit waa Idi yi ma wax leen Idrissa Seck doomu Ablaye Wade la man damaa gëm ni tey Ablaye Wade bu demoon tey ba affaire yi sës mu nar di jàppale buy jàppale ci kaw yoon Idrissa Seck mii lay jàppale loolu ñëpp xam nañ ko ndax Ablaye Wade du ko soxor te ku bëgg Sénégal la te man tey bu desoon mérite pour ma koy jox kenn sax donte man dama bëgg sax sama carte ma jël ko votel ko Sonko barki Serigne Saliou benn kaddu bi bi Idrissa Seck génnee ci làmmiñam jaral na ma jël sama carte jox ko pour wala ni man faralu ma ci kenn man kama faraloon bëgg ko sama xol bokkul ci élection yi muy Ablaye Wade te man bokku fi mais tamit dama bëgg tuuti ci ay kàddoom tey yi ñu yeeyee ñun ñu yee ci suñu xel gis ngeen élection yi di ñëw yéen waa Sonko yi ak yéen waa Idrissa Seck yi bu ngeen yaakaaree ni bu ngeen demee élection yi di ngeen gañe Macky Sall jël leen big ak feuille tey ngeen bind ko denc barki Cheikhul Khadim dinañ toogaat bu élection yi jeexee ñu wax ko Macky Sall dina leen nokk ba ngeen tëddal seen bopp yéen ñëpp dina leen nokk ba ngeen tëddal seen bopp muy parti Idrissa Seck muy parti Macky Sall mu astafurlah muy parti Sonko yéen xam leen loolu Pastef ak réew mi xam leen bu ngeen demee ci élection yi Ablaye Wade mooy seen mag mooy seen baay mooy seen maam gën leen xam li xew ci àdduna gën leen xam li nekk ci biir carte gi gën leen xam li xew ci élection yi gën leen a yeewu doon fi président Sénégal defal leen lu ne yaa ngi may dégg mu dem tey nag ba yàlla dogal indi ko mu nekk situation yi mu nekk bu ngeen amee seen gàtt xel ba yaakaar ni doomam rek mooy intérêt doomam rek moom la jëlaw ah ba mu Ablaye Wade instant bi su ko neexoon bu nekkoon doomam kese la kese du dem pour xeex ñu relancer élection yi teg ko ci yoon wax ku bëgg bokk lii logique te ñëpp war ko xam war ko nangu yéen ngeen ne du ngeen ko nangu da ngeen di gëmm seeni bët ndax am ngeen as pàcc bu sew bu ndaw boo xamante ni génn ngeen ci mbedd mi nit ñi leen ko yuuxoo te seen genn wàll yu ci bëri amuñu ay carte yoo xamante ni amuñu parti bu mag boo xamante ni def na fi plus de 5 ans yéen waa Sonko yi xam leen seen bopp bu leen yaakaar ni élection yi bu ngeen ci demee noonu ngeen ciy génnee barki Cheikhul Khadim du am barki Serigne Touba fii piège amu fi Ablaye Wade la muy wax du ay caaxaan Macky Sall li muy truqué na ko teg barke Xaadimu Rasuul bu ngeen demee élection di leen nokk ci ay carte ba ngeen tëddal seen bopp carte yi seen kaw lay taw te du ngeen xam fan la carte yi jógee yéen li ngeen war a xam si élection yi yëpp muy leer ci bopp nit Ablaye Wade leeral na leen ko parce que da ngeen jàpp ni Ablaye Wade da leen di nax parce que instant bii nii da ngeen aveugle parce que Sonko bi gars yi ni ñu ko jëlee jox ko benn auteur ngeen jaakaar ni loolu la daf leen ndànk ngeen xam seen bopp ku leen ko waxul man dama leen koy wax barki Serigne Touba Mbacke bu desoon benn carte tey fi ñu toll nii ak li may bëgg Ablaye Wade damay jël dem jox ko Sonko votel ko mais billahi wallahi wa tallahi yoroo leen doole bu daaneel am Macky Sall yéen xam leen seen bopp man xaw ma lu tax ngeen bëgg di dof-doflu mel ni yéen jël affaire yi jël Sonko bi bëgg ko dugal ci gàm boo xamante ni sa waay barki Serigne Bamba toll fa eggu fa yéen nekk leen nit bu nit ki waxee ci Sonko ngeen ñëw taxaw fii di daggal ay ndey di saagal yaakaar ni Sonko nit ñi fii kenn bañu fi Sonko ñun bu ñu man mii tey su ma sañoon barki Serigne Touba Mbacke Sonko nekk président Sénégal ku fi nekkoon 1960 ak léegi ñu fàttali ak say dëbës nga dem mais ni ngeen koy defee nii ak ni ngeen koy wutalee ay noon du nii gat du ngeen ko ci am ci kaw noonu barki Rasulillah te bu ngeen demee yéen ak Macky Sall ma ñàkk sama ndey ku ci mel ni Ablaye Wade ak yéen ngeen am ay coalition yu dëgër du ngeen ci génn jël leen nag big ak feuille ngeen bind barki Serigne Touba dans 21 jours fii 22 ngeen fekkaat ma fii ñu toog ci internet bi waxaat ko ci Facebook bi tolloo leen nen da ngeen war a yem te tey
Pastef nañ yem te tey te def ndànk Sonko buñ ko bëgg lay jàmm dañuy jéem a xool li nga xamante ni moo koy yóbbu ci kanam mais pas di ko wutal yenn noon yi bu ngeen toogee si internet bi amee nit ñi kenn mënul tudd Idrissa Seck seen kanam yéen may leen nit ñi jàmm Idrissa Seck li mu am dafa logique ci politique mu war ko mën a am bàyyi leen bu ngeen bëggee nit gumba ba du ngeen bëgg gis keneen teraangaam wala lu baaxam Sénégalais bàyyi leen jikko boobu nañ bàyyi jikko boobu lu tax ngeen bëgg loolu da ngeen di dem ci élection ngeen am kenn ku ngeen xamante ni moom ngeen dajal war a mën a xeex ak moom muy Macky Sall mais demaguñu fenn yéen a ngi rayante ci internet bi ci Facebook bi chaque jour Sonko Idrissa Seck Sonko Idrissa Seck te yéen ñëpp yéen a bokk benn adversaire bi ngeen am ngeen yaakaar ni nii ngeen ciy génnee dina leen noq ba ngeen tëddal seen bopp Pastef daf leen ndànk tey leen sama gars yi Idrissa Seck dama koy wax nga bu desoon ci yéen ak Idrissa Seck ñu bàyyi leen ci làng du sedd ci yéen parce que moom xoolal job bi da cee yàgg yéen a ngi door a ñëw ngeen di liggéeyal Sonko li ngeen war a def taataan nit ñi tey sax bu yàlla defoon ngeen dal ci deuxième tour sax Idrissa Seck ngeen mun ko jox loxo mu ñëw ak yéen mais yéen tey bu ngeen demoon tey deuxième tour yéen ak Sonko tey bu ko yàlla dogaloon tey yéen di ngeen sañ a gestu waa kër Idrissa Seck kenn du tudd Idrissa Seck seen kanam tey ngeen tàmbali démb bëgg fi ñëw falu tey falu boo xamante ni da ngeen ñëw bëgg ci teg ay reewande goo xamante ni kenn mënu la ko wax yéen Sonko yi daf leen ndànk bu leen di yàqal Sonko yéenay yàqal Sonko kenn yàqalu Sonko seen ëpp laay rek a tax ngeen yaakaar ni yéen da ngeen war a ñëw fii taxaw jël Sonko dóor ko ci xolu nit ñi forcer ko nit ñi par la force bu ngeen mënul waxtaan ak Sonko jàppale Sonko bu leen rey nit ñi ak ay affaire de menace ak ay saaga nit fii ku ngeen fi saaga mu saaga seen ndey ba ngeen tooy da ngeen mën a fi nekk fi di saaga kenn bu ñu waxee ngeen taxaw fii saaga nit ñi ay affaire yooyu noonu Idrissa Seck li mu am ci politique yéen lu tax mënu ko am xanaa du doomu sénégalais xanaa du doomu sénégalais comme yéen ngeen mën a deuxième tour soxla Idrissa Seck te bu ngeen xoolee politiquement mu ëpp leen ci doole fuuf ku leen ko wax ak ku leen ko waxul lu ngeen fi génnee ci nit mu génnee lu ko raw c'est parce que c'est ce qui est logique c'est ce qui est normal Idrissa Seck moo leen gën a yàgg ci politique man su ma gëm-gëm tey bu ma dese woon tey benn carte may votel man dama koy votel barki Serigne Saliou Mbacké Sonko moo ma gënal ma votel ko keneen ku dul Ablaye Wade mais soyons logique nañu respectante suñu biir ñoom war ñu nekk adversaire ak waa Idrissa Seck yi Idrissa Seck amul lenn lu ngeen xamante ne mu ngeen fi taxaw te bàyyi leen bu ñu waxee ngeen jël di am di yàq deru nit ci loo xamante ne du loi moo ko ci atte du kenn moo ko ci atte ci ay jeux yoo xamante ni politiciens yi ñoo ko teg suñu biir jaxase suñu mentalité jaxase suñu bopp ñun ñëpp wax ji dafa faranku laayu paa bi génn na fi léegi wax na fi lu leer li Ablaye Wade wax moo nekk loo xamante ni lu wér la te neex na dégg Macky Sall nax seen nday yéen ñëpp nax seen baay yéen ñëpp am fu mu leen wóor fu mu toll nii toog di xaar élection am ngeen di xëccee seen ay kii mu ñëw jaar ci gañe leen gañe bu rafet te kenn du ci wax nag ëllëg si mu yeewu génne leen ñu noq leen ba ngeen dul ku nekk ci tëddi barki Serigne Touba papa Sonko papa Idrissa Seck ci yam yéen ñëpp bu ngeen noonu lañ leen koy def fii te du yàgg dara fii dinañ fi toogaat ñu waxaat ko parce que li ngeen di wax ngeen gëmul yéen fii ngeen toog wax ni yéen a koy booloo ànd génn yéen ko fi wax C25 bi yéen ci ngeen bokkoon yéen ci ngeen bokkoon yéen waa Sonko yéen ci ngeen bokkoon ci C5 bi ngeen bokkoon ñu jël leen comme candidat dañ leen déggati feneen ngeen coow dëgg boobu kenn du ko wax boo toogee tamit déglu waa Idrissa Seck tamit ñu lay wax tamit ay affaire u 94 millions Sonko yoo xamante ni war nañ ko leeral yéen ban fulla ngeen am seen fulla fan la nekk ngeen wax ni ak esprit bii nii ak mentalité bii mën ngeen dem daan ci Macky Sall yéen yee leen seen bopp te ngeen xool li ngeen war a lijjanti koo xamante ni ki ngeen di kaas ay affaire u 94 millions ay 94 milliards ak koo xamante ni fii la fekk seen Nafi Ngom Keïta maire boo xamante ni ñoo bokk benn koñ mu yar ma ba ay doomam juddoo sama kanam ñu bokk benn koñ ma xam ko ci njub musuma gis Sénégal ku ko ci gën a jub nga xamante ni moo yor lépp lu jëm ci wàllu lijjanti luubalu alalu Sénégal Macky Sall jël ko naq ko ci biti yéen bu ngeen demoon di kaa sax loolu ngeen waroon jéem a dem xalaat dem jéem a lijjanti woo leen loolu ngeen di jéem a wax ay Sonko lii ak di wut lu ngeen di sànni xam nga lan la nekk leen ay nit te ngeen dëggu C25 bi yéen a ci bokkoon
bañ leen tànnee yéen ñaar kenn waxatu ci da ngeen di dëggu nga bu ngeen demee élection barki Serigne Touba Mbacké muy waa Idi muy waa Sonko te gis nga demoo leen ci norme yi ko paa bi waxee barki rasulilaay man maa la ko wax Macky dina toogaat fii 2e mandat dëggoo ma de te seen kàddu si nga seen làmmiñ day tëju billaay wallaay watallaahi man maa leen ko wax Sonko nag fexe leen nag ba mu génn fi rek premier tour nag da ngeen ko fexe de fexe leen ba Sonko génn fi premier tour gañ Macky Sall 100% wala mu gañ ko fi 60% wala 65% wala 50% góorgóorlu leen ci loolu nag comme yéen da ngeen yor seen làmmiñ ñu rëy jël Sonko yaakaar ni mun ngeen yóbbu Sonko fi mu toll nii dugal ko biir palais forcé ko fa te kenn du ci mën dara ay ca bisimilah may leen nit ñi jàmm seen xeex bi ngeen nekkee ci Facebook bi ngeen war a dimbalee nit ñi balaa ñuy wax ngeen nekk fi ay jéem a saaga nit wala affaire yooyu noonu yéen a war a gën a civiliser ñëpp fu ñu toll nii li ngeen fi nekk fii opposition bi di ko fi ŋàlle depuis des années Macky Sall nokk na leen ba ngeen dul mu teg leen ci suuf amul kenn ku fi jaaxal Macky Sall ngeen xool paawu 94 ans ñëw fekk leen toog di waxtaan ak yéen di leen delloo si xel ngeen bëgg nekk ay con ñuy wax naan ay man dama amul ay nit yoo xamante ne dama naan ban xel la ñuy xalaatee toog con nekk ci internet bi di bind ay Ablaye Wade ay doomam kese lay xalaat yéen Ablaye Wade bu xalaatee doomam te ñun votaluñ doomam nag léegi mook doomam yëpp ñooy ànd dee ji seen mentalité boobu ngeen war a bàyyi di xalaat yéen lépp luñ leen mës a jiiñal doomu Ablaye Wade jiñ ko Khalifa Sall jiñ ko fi Sonko jiñ ko fi keneen ak keneen gisoo benn jugement bu leer buñ leen def tëjee leen ko fi ci kaso mu jaar ci yoon lépp jaar ci yoon génn gisoo leen ko fenn affaire yu jaayante doole rek moo fi am kenn sañ ko fi waat jël nañ xaalis si Karim Wade Maître El Hadji Diouf dégg ngeen ko fi moom mi doon xeexal waa état bi génn na fii ci Karim Wade di laaj xaalisam buñ ko war a fay amuñu lenn luñ leen fayee parce que xaalis bañ doon wax gisuñu ko kon doole moo fi jaayante doole moo fi nekk yéen dofu sénégalais yi ngeen bëgg di ci nelaw man nag dama dul toog fii di nelaw nekk ci ay détails di wax ay conneries ba benn paa bu am 94 ans ñëw def won ma benn alerte bu garaaw ma ciy sëgg bàyyi leen seen xel ci li ngeen di def man message bi mooy mujj di lancer nag yéen laa koy wax gars yi yéen entre waa Sonko yi ak yéen waa Idrissa Seck yi bu yàlla dogalee ngeen dem mu jaral leen ko ngeen dem dugg ci ne da ngeen di dem ànd ak Macky Sall dem élection ngeen am ngoru sax ngeen am un peu de retenue ci seen bopp da ngeen xam ne yéen ñaar ñooñu kat du ngeen ay ennemis yéen a war a ànd mais dem di xeexi ji ak Macky Sall di ŋaawte Idi di ŋaawte Sonko may leen nit ñi jàmm te ngeen xam ni barki Serigne Touba bu seen bagage matul ba ngeen dem ba fekk fa Macky Sall dana leen noqal boppam ba ngeen tëdd yéen ñëpp carte yi bu boobaa seen kër yi lay taw man maa la wax li te du ngeen xam sax fan lay jógee Pa Ablaye Wade nag ñun moom amuñu lenn lu dul ngërëm di la ko sante ñun Ablaye Wade pour Pa Ablaye Wade la ñuy gërëm waaw woo ma Ibou s'il te plaît woo ma Ibou xam nga Ibou woo ma s'il te plaît Ibou woo ma comme ça ma accepté la il faut nga woo ma Ibou comme ça ma mën la accepter xam nga Ablaye Wade moom Sénégal benn Sénégalais yi kenn amu ci ngërëmam parce que daf ñoo bàyyi ci fulla ñun ba léegi mënuñu fexe ba am fu ñu benn statut bu ñu yem ñoo gën a ñàkk fayda ci kër àdduna barki Serigne Touba Mbacké liggéeyal ñu lim ñu liggéey yëpp mais xoolal fi ñu toll rek tey mu jaral ko tey mu am 94 ans gàcce googu mënuma xam ndax yéen Sénégalais yéen a ngi koy natt gàcce bu toll noonu 94 ans jugee pour ñëw xeexal Sénégalais yi pour jéem a xool lépp nuñ ko jaaralee ci yoon yéen amoo leen matuwaay bu toll ni sax ñu dugal leen ci ay élections yoo xamante ni nit ki da koo def nu mu ko neexee nañ waxante dëgg 94 ans loolu gàcce la yéen politiciens yi moom dama lay wax benn affaire yéen a gën a ñàkk jom gën a ñàkk fayda ci àdduna
man musuma gis lii yéen boo leen déggee ñu naan leen yambar bu ñuy dab di ñenn rek yéen moom kenn du leen ci tëb waaw man loolu moo ma jaaxal moo tax yéen moom sa waay mooy loolu billaay wallaay wa tallaahi yéen du ngeen dara barki Serigne Touba yéen a gën a ñàkk jom ñëpp politiciens yi mais Ibou maa ngi lay jéem a dugal mais mënu ma la am fenn quoi su ma sañoon nga dugg gain billahi Ibu jéemal def benn commentaire comme ça ma jéem a xool ma essayé ndax dina jàll quoi waaw lii dina jàll. maa ngi dugal Ibu gaay bëgg sonal nit ñi ak ay affaire de. waaw yow. salaamaaleykum. yow Diagne Naar. yaa may dégg ah. waaw bisimilah Ibou jàll na. waaw gis nga maa ngi jégalu leen. maa ngi jégalu maa lay perturbé gars yi di yàq laay bi gars yi mais xam nga dama bëgg a tuuti rek. non yàqoo dara. ñëwal bisimilah yàqoo dara ci nga bokk. instant maa ngi école booy bi laa nekk. il faut mu dugg quoi. dóoral gaaw rek après nga dem xool loolu du dara. voilà léegi nag salaamaaleykum maaleykum salaam. ci loolu li xaar sama gars yi bu ma fii. Diagne Naar lu ñu wax nii dëgg gu wér peng la dëgg gu wér peng amul lenn lu ci digg xam la mais nag am na benn affaire bu am tam ci biir tamit gis nga waa APR Diagne ma la wax léegi gis nga waa APR ñoom ñooy soppaloo ko jël ay profil def seen profil waa Pastef wala def seen profil waa réew mi léegi nag ñun ñii di live dañuy dugg suñuy live waaw xoolal di saaga comme man ma dugg rek waaw su yor benn profil def fii. dëgg la. xam nga wala ma saaga la ne dugal fii génn fii. Sonko moo fi nekk xam nga yow boo jógee léegi da nga naan ma waa Sonko ni lay mel. du ma wax waa Sonko am na ñu mel noonu sax loolu moom dëgg la am na ñu mel noonu. dëgg la man maa dëgg la am na ñu mel noonu. wala ñeneen ñëpp laa nii. si suuf la ñu dugg parce que waa APR ay doomaram lañu. foofu la ñuy jaar nag merci beaucoup loolu nga wax mooy dëgg. système. merci beaucoup dañoo xam bu baax ñoom xam nañ. très bien léegi nag raison pour laquelle nag moo tax raison pour laquelle Ibou fu mu toll nii loolu ñu ma waroon ko éclaircir mu leer benn yoon ci bopp nit ñi ñu jeexal ko léegi képp kuy live tamit nag góorgóorlu ci loolu mu xamal ko gars yi que ni loolu dafay jeex. saa yi ma duggee dama koy wax dama naan leen bàyyi leen ni ngeen def. xam nga il faut prendre les devants quoi. xam nga sama gars yi waa Pastef xool leen seen ginnaaw. waa réew mi xool leen seen ginnaaw yéen a bokk ndey bàyyi suñu problème Macky Sall mooy suñu problème paa bi li mu wax dëgg la Papa Abdoulaye Wade li mu wax dëgg gu kenn du si teggi un yoota voilà parce que loolu il a déjà volé les élections Fall xam nga laay gars yi toog naa ma noonu élection kenn mënu ko sàcc xam nga yéen waa parce que tamit toog na élection mais yéen xaar da ngeen feebar yéen da ngeen dof xanaa Macky Sall 2007 il était là-bas 2012 il était là-bas nekk directeur de campagne nekk ministère de l'intérieur xam fu ñu jaar yëpp billahi yéen da ngeen a dof xanaa. Macky Sall da ngeen a dof. xoolal stratégie la mën. tàcc la il a tout prévu. waaw il a tout prévu. cooli mooy waa Pastef xoolaat leen seen bopp bu baax. waa réew mi xoolaat leen seen bopp yéen ñaar ngeen a ànd. voilà yeneen gars yi nag. wala après doomaraam ñu toj seen lëfal ndey di dugg di ñu jéem a ruubee xoolal Diagne ku fa dugg di la jéem a ruubee naan la ay lii bu ko faale. non faale wuñ loolu ñun ñoo mag loolu Ibou ñoo leen mag ci loolu. doomaraam lañu waaw bokkuñu Pastef bokkuñu réew mi ay doomaram lañu ñun nan nañ lépp ay baadool lañu parce que ñoom ils savent que ils ont déjà perdu ñoom ils savent qu'ils ont déjà perdu xam nga léegi lan lañ mën a def loolu kes lañ mën def ruube wala dem si mbedd bi di dóor gars yi di agressé gars yi loolu kes lañ mën def kese soyons intelligents seen yëfu dox yooyu ngeen war a bàyyi te mooy voilà affaire bi loolu la paa bi dama leen di wax benn affaire Abdoulaye Wade dañu xale bu ndaw yes ñun ay boy town lañ duñu ay ngaaka
tooguñu fii ñun bàyyiwuñu rek bëri dañuy sànni ñu si àll bi noonu ba pare ñu ñëw fi nag gën a yokku waaw moom laa wax ni Fall xam la loolu la quoi fu mu nekk nii nag gars yi président xoolal ku fi live xamal ne waa affaire dañ dugg sol ay publicité réew mi xoolal wala sol Pastef commencé di saaga waa réew mi wala waa Pastef dugg di saaga waa c'est pas du tout ñoom du ñoom la majeure partie ñoom nag wax naa la ko fii nag am na ñoo xam ne waa Pastef dañoo xër quoi ñoom def nañ bu élection jotoon tey ñu gagné Macky Sall du noonu de du noonu nañ ko xam barke Serigne Bamba dara du ngeen ko gagné yow da ngeen a feebar le gars il a des milliards centaines de milliards xool yor nu mu tudd papier électoral bi jar Aly Ngouille Ndiaye yor Demba Kandji kooku doo ko gagné noonu ah barke Serigne Bamba doo ko gagné noonu billahi wallahi wa taala bu ngeen ko yaakaar waxoo leen dëgg waa réew mi utiliser seen maan bu fekkee li ngeen wax dëggal si yéen réew mi moo leen soxal dama ne bu fekkee li ñuy wax ñoom dëggal si ñoom réew mi moo leen soxal ñun xam ne ñun ñu di laaj mais ñun lu si bëgg ñun dara ñu xoolal ñun sant yàlla ñun fallaaw sant bu baax ma ne ñun fallaaw ñun bëgguñu dara Sénégal dara ñun xoolal ku ñu noot la ñuy bañ ñun faluñu APR faluñu réew mi faluñu Pastef ñun Sénégal la ñu faral fal barki dama bëgg mu dugg seen bopp kese ñun duñu nekk ay suñu liggéeykaay di wax wàcc liggéeykaay dam doo nelaw mais il faut nga toog live ba nga une heure temps parce que Sénégal moo la ko jaral waaw dama bëgg gars yi xoolal gars yi nañu yeew quoi nañu utiliser suñu maañ bu ñu bàyyi waa réew waa APR te doomaram la xam nga dugg suñu biir naa ñu man Pastef laa bokk di xas waa réew mi bu leen nangu loolu duñ ko nangu waa réew mi bu leen nangu loolu yéen tamit waaw bu leen ko utiliser foo teg quoi xamal ne Macky Sall amatul benn moyen gagné léegi loolu kese la mu def pour gagné pour diviser rek diviser te du fi jaar Fall du fi am mi ngi ñëw dañuy wàcc Sénégal dañuy dëgg day Sénégal waaw baa bi rek dëgg rek la wàcc par force billahi wallahi wa taala taala xoolal ku ànd ak moom ñu dem ku ànd ak moom ñu dem waaw loolay cooli baa bi parce rek que maam Cheikh la Fall laa li gaañ waaw duñu bàyyi kenn duñu ruube rek xoolal maa ngi bàyyi tourner sa live quoi amul benn problème bro thank you ma lay ci dural man do your thing my man ok bro thank you nekk si jàmm rek bëggee bu wér jaajëfate jaarama Fall xewul Fall waaw gars yi gis ngeen ko de affaire bi moom muy noonu quoi mooy li may expliquer rek fii moom fii ñëpp fi am mbaat ñëpp fi am wàll waaw mais waxtaan bi moom waxtaan day neex borom kër te nañ ko waxante dëgg rek waaw Idi ak ku mu munti doon ñun bu ñu soñoon nag doon keneen mais pas Macky loolu yëpp amul ci problème mais tamit laaj na tamit ngeen di dégloo tuuti neex na dégg waaw wax bu wérul sax nopp ya koy dégg war na mën a wér paa bii li mu wax nii du waxi xale waxi mag dëgg la leen wax bu ku ci def am sa dofu bopp nag ba yaakaar ni boo demalay sa bopp ca élection ya wala nga dem def la fa neex ba ñëw taxaw ëllëg fii di fi rëccu fii kenn du ko fi rëccoo ndeyama bu ñu paree lu leer la ñuy waxante fii amul benn kenn ku ko fi rëccu après parce que fa idée yooyu affaire yooyu yëpp yaa ngeen di dem dugal ci seen bopp loo xamante ni xamoo leen ko bu nekkee ne da ngeen ci bëgg daw nag dugal seen bopp ci guute bu ngeen xamante ni xamoo leen nan ngeen koy lijjantee ëllëg ay ca bisimilah mais ñun moom li doon suñu participation ñu war ko wax ci lu ñu neexul ba pare yee ci suñu ay morom xam nga ñëpp yeewu ci mooy lii te loolu la ñu bëggoon def ko ci jàmm ak salaam à un bon entendeur salut ñu ngi bëggee ñëpp jaajëf Sadiati Salam sama système maa ngi lay bëggee bu wér jaajëf waay